xibaaru digg bëccëg gi mbokki asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu rafetlu sa ànd ak seen télévision nationale xibaar yi dañ koy tàmbaleek jigéen yëngu ci wàllu wér-gu-yaram rawatina yi nekk ci jëwriñ ji yëngu ci wàllu wér-gu-yaram ñu amaloon ab bés bi nga xam ne dañ ko jagleel maye deret daje ceeg ki nga xamante ni daal moom mooy seen jëwriñ di Modou Diagne Fada mu rafetlu seen liggéey bu baax jàpp ni ñile ñu war a jàppale lañu. Omar Diaw. bi jigéenu ministère de la santé dañu takku tàllal seeni loxo ngir maye la gën a am solo ci nit mu di deret nag buñ ko tuddee tudd dund jigéen nag mooy dundal ndaxte moom mooy jur moomu ne nag am na ci sax ay soxna yu ci ñàkk seen bakken léeg-léeg ngir ñàkk deret kon nag maye deret lu am solo la te loolu ñii di liggéey ci ministère de la santé kenn gënu leen koo xam kii di soxna Aminata Cissé mi présidente mbooloowu jigéenu ministère de la santé bi wane na seen ab takku ngir banque de sang yi bañ ñàkk deret góoru ministère bi itam takku woon nañu taxaw daldi ànd ak borom musóor yi ngir rekk def ni ñoom bu dee nag am na ñoo xam ne yàggoon nañ maye li nga xam ne kenn du ko jaay amoon na ñoo xamante ne guléet la woon ñooñu nag wax nañu ne kenn du leen jiitu su lu mel ni amaate ñii daal wane nañu ne 8 mars du rekk toilette sañse ak folklore ndax li ñu def lu am fulla la am solo lool jigéen ñi nag profité nañ ci occasion bi daje ak cabinet wu ministre bi yépp Modou Diagne Fada delloo na leen njukkal gërëm leen ci seen doxalin ci kër gi di ministère bi ak kër yi nga xam ne moom lañu bàyyi di liggéey ci te kenn du leen jiitu sa liggéey ba moom nag nee na ñii ñu war a jàppale lañu kii di secrétaire généralu association bi daal di ci ne tonnet wax ne ndimbal na sa fekk loxol boroom. Omar Diaw jërëjëf jigéen yi nekk fële ca bitim réew maanaam doomu Sénégal nekk ca bitim réew dugal seen loxo ci mbay mi ku ci mel ni Alima Silla Diop moom mi ngi am lu toll ci fukki hectare ak juróom mu di ci bay li nga xamante ni daal moom mooy ceeb fële ca Pakaaw maanaam goxu Kolda di bay ceeb ak it mango moom li ko tax a jóg bokk na ci rek xeex li nga xamante ni moom mooy ñàkk ñu nemmeeku ci jigéen yi ak it préparé dellu seen fii ci biir réew mi Claire Diop. ñoo ngi fii ci barab bu ñu tuddee Manko Norba ci Pakaaw ci région bu Sédhiou file nag mbay mi lu am doole la fi suuf bi nag soxna si di Alima Silla Diop dafa ko doon ci baayam mu di fi bàyyi ceeb mango soble kanja kaani bisaab ak yeneen li ni mel di rek tax ba xale yi gox boobee am ci lu ñu jàpp te lu ñuy lekk ñu mën koo bayal seen bopp. fii laa juddoo fii laa màggee maa ngi sey France ak sama jëkkër. léegi dañoo toog waxtaan ak moom depuis ñu am suuf si sama papa lu yàgg dañuy ñibbi léegi maa ngi nii di béy ceeb pour dimbale sama mbokk yi waaw parce que ceeb bu ñuy peese dañ koy béy léegi boo amee suuf au lieu nga dem peese su fekkee mun ngaa béy damay ñëw fii béy pour dimbale sama mbokk. li ni mel nag kii di Alima Silla ak ñi mu àndal ne duñ ci jóg ba faaw naam sax tugal lañu nekk di fa dund waaye lu mu yàgg-yàgg dinañ dellu si dëkku maam. dañu nekk émigré en France ci foofu lañu nekk mais lu yàgg-yàgg dañuy ñibbisi loolu moo tax dañuy préparer suñu retour. dem tukki wuti lu baax la waaye dem dellu si dafa gën li ni mel la ñi xamle. mbay mi nag lu baax la dina tax ba ñu mën a xeex ndóol ci gox boobee rawatina fii ci Pakaaw. Claire Diop jërëjëf jigéen yi nga xamante ni daal ay royukaay lañu ñoom la ñu jël ñu jàkkaarloo kay jigéen yi nga xam ne dañu am ay jafe-jafe ci wàllu jàng loolu nag ñi ko sabab di plan Dakar urbain Seynabou Joxaane lañ ci àndal. xale jigéen yi ñu ngi jàkkaarloo ak ay jigéen yoo xam ne dañ leen duppee ay femme modèle ñuy ay soxna yoo xam ne dañoo ràññeeku lool ci seen wàllug njàng naam sax njàng moomu jànkonte nañ ci woon ak i jafe-jafe. may remercier sama mag bu góor suñu taawu yaay parce que moom moo ma dugal école maa ngi dugg école bi ma amee juróom-ñetti at mu jël ma ci sama yaay yóbbu ma jàngal ma sëy parce que moom maître la woon enseignant la woon bu ma defalee sëy ba pare nag daf ma di Kaolack indi ma sama kër bàjjen ma nekk ci kër googu bu doon kër gu mag nag ndax xam nga kër gu mag du yomb dund bi du yomb boobam du daan amul donc bu ma saan xëy dañuy dem rooti ci robinet ñëw bale kër raxas dem jàngi sama école sori woon na tuuti nag waaye terewul woon dama doon góorgóorlu daaw ma génn 5 premiers yi. man mii jaar naa foofu
dama nekk taaw sama taawu yaay mu may baleloo di ma raxasloo balaa may jàng damay bale damay raxas soog a dem école wàcc ñëw bale raxas soog a tëdd jàng sama leçon soog a tëdd yeewuwaat jàngiwaat terewuma musuma redoubler defuma benn classe ñaari yoon musuma bokk si ñu mujj ñi toujours si ñu njëkk ñi laay bokk ci école ba def naa série scientifique réussir naa si dem naa faculté médecine def naa formation docteur nekk naa médecin léegi te loolu yëpp teewul maa ngi si kër ba di liggéey di kii def yëfu jigéen. bi ñu nettalee seen jaar-jaar ba noppi xale jigéen yi itam am na laaj yu bari yoo xam ne laaj nañ leen ko tout tànk yi di jàngee ci école Joseph Correa bu Guédiawaye dañ leen tànn ci projet bi nga xam ne moom la ñu duppee 1000 filles te plan Dakar urbain taxawal ko. maanaam junne ci xale yu jigéen yooyu ñu ngi nekk ci banlieue de Dakar nekk ci fukki école ak ñaar te mooy xale yu jigéen yi nga xam ne dañu nekk am yenn jafe-jafe yi par exemple pour suivre en classe te pour essayer pour on veut tout faire daal pour que ñun continuer seen njàng. donc looloo tax ñu invité tey ay femmes professeur de mathématiques professeur de sciences benn femme médecin femme inspectrice ñoo xam ne ñi ngi ci banlieue Dakar bi pour que xale yi mën a roy ci ñoom daal te femmes yooyu dégg nga seen discours tëbuñu rek réussir donc am nañu ay jafe-jafe yu bare bi ñuy jàng mais teewu leen tey ñu réussir seen njàng. màggal gi ñuy màggal bés bi nga xam ne moom la ñu jagleel soxna yi plan Dakar urbain dugal ko ci yëngu-yëngu yi projet 1000 filles muy projet boo xam ne li ko tax a jóg moo di jàppale juti xale jigéen yu nekk ci Dakar banlieue ngir seen jàng gën a mën a ñoñ. Seynabou Joxaane jërëjëf fële ca Bounkiling jigéen ñi ñoom dañu amaloon ab dox ngir ñaaxandi seen ay naataango bañ ca jógee ab leel la ñu amal ngir ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi ñu bàyyi xel bu baax ci yenn ci yëngu-yëngu yi ñu war a amal ngir gën a mën a jëmale kanam seen nekkin dañ ciy teewlu Ndeya Su Camara ak it Aram Diop. semaine bu tey bi semaine boo xamante ne moom la ñu may adduna bi yëpp du Sénégal rek. du Gambie du Guinée-Bissau mais c'est dans tout le monde ñu mbay ñu benn fan boo xamante ne moom la ñu mën a wax suñu soxla ndax gis nañ ne dañu jànkonteel ci ay problème yu bari ñun nan la ñuy def ba ñu jàng nan la ñuy def ba ñu occuper ay postes stratégiques ñu ngi nii ci wàllu politique jigéen yaa ngi ci ginnaaw di tàccu di togg di yekk loolu amatul il faut que ñu bokk ci biir làmb bi. moo ñu boole tey jii ñun ñëpp ñu dajaloo fii muy le 8 mars. donc le 8 mars àdduna bi ñëpp ñoo koy fêté tey ñu nekk AGECOL FIFA on a jugé nécessaire que la majeure partie ci kii yëpp ay jigéen lañu. may gën a remercier encore responsable yi nekk fii peut-être ils m'ont fait confiance ba jël journée bi teg ko sama loxo j'espère qu'ils seront pas déçus aussi. c'est vrai que depuis ce matin ñu ngi naan journée de la femme mais il faut que ñu am lu ñu leeral tuuti ay femmes lañu mais bu ci góor ñu jàppul woon duñu dem. parce que depuis démb ba ñu koy organiser ba tey ñu ngi suñu wet toog boo xoolee dëgg la jigéen ñi fi nekk mais caméraman bi góor la micro bi góor yee ko yor animation bi góor ko yor chaise yëpp ñoo ñu ko defal donc mënuñu leen ñàkk remercier ci la ñu bokk ñoom ñoo waral lii tey di leen ñaanaat aussi que ñun nekkuñu pour xëccoo góor ñi place déedéet dañu bëgg rek li ñu yellool góor ñu jox ñu ko duñ leen forcer duñ leen dóor mais dañ leen di ñaan en tant que femme en tant que sœur en tant que mère ñu dimbali ñu jàppale ñu pour ñu ñëpp ñu yegg fu ñu jëm. ci wàllu bitim réew ñu koy tàmbaleek réew Kenya foofu ay doomu aadama ñoo faatu ñu bëri am ci ay gaañu ci ab explosion bu am ca Congo Brazzaville ñaar téeméeri doomu aadama yi faatu woon ni ki tey la leen di rob Ndeye la Diouf. juróomi doomu aadama ñoo faatu juróom benn fukk ak ñett am ay gaañu yu metti ci ay ndell yu kalaate ci benn arrêt bis ci Nairobi capitalu Kenya. nguur gi jàpp ni islamiste somalien Shabab yi ñoo def yi la ñaawteef ci weeru octobre ba léegi armée kenyan mi ngi jàmmaarloo ak ay way fupp yu somalien yi. ca Congo Brazzaville réew mi yépp ñi ngi màggal ñi faatu ci explosion bu metti bi amoon ca fa ñuy denc ngànnaay yi tey jii lañ leen fas yéene rob. Ndeye la Diouf ñu desandeeg yow ngir dem fële ca Japon ni ngeen ni daaw la jëye ju mag amoon mu di tsunami boo xam ne dafa faatoon lu toll ci fukki junni doomu aadama ak juróom-ñeent Ndeye la Diouf. ndege ni daaw la jëye ji amoon ci Japon fépp ci réew mi ñuy amal ab simili bu na tekk ngir fàttaliku ñu faatu woon ci tsunami bi amoon ci réew mi mu doon lu metti lool daloon askanu Japon bi yépp. nguur gi
jigéen ñi dina def kéemtalaay kàttanam ngir defaraat réew mi taxawu ñu ci loru woon ci wàllu wér-gu-yaram bërëb yi yàqu woon danañu ko defaraat ba ñu mën fa dëkkaat ci jàmm. ca bët gànnaaru réew mi tout tànk yi jotoon a dund jëy jooju ñoo amal bile exposition ñu ci defar ay nataal yuy fàttaliku li ñu dundoon. Ndeye Ndella Diouf jërëjëf mbokk yi laata ñu tàggu yéen dañu leen di wane lay nataal ñeent ci ñu réer seen i ay mbokk ñu koy door rek ki nga xam ne mi ngi wéy ci turu Ndiaga Faye mi ngi am lu toll ci ñaar fukki at ak juróom di doomu Ami Fall ak it Modou Faye Ndiaga Faye moom góor la ñaar fukki at ak juróom la am di doomu Ami Fall ak it Modou Faye dëkk ca kër Yaraax Ndiaga Faye bu dee nataal bi noppi na ñu wane leen rek ki nga xamante ni moom mooy Ndiaga Faye doomu Ami Fall ak it Modou Faye dëkk ca kër Yaxab Ndiaga Faye ay mbokkam di ñaan rek ku ko gis jokkook ñoom ci 77 793 27 03 wala ci 77 337 92 09 kii ci topp di wuyoo ci turu Mariama Diallo mu ngi am lu toll ci juróom-ñetti at di doomu Boubacar Diallo ak it Mariama Diallo Maymuna Diallo Mariama Diallo la xale bi tudd am lu toll ci juróom-ñetti at di doomu Boubacar Diallo ak it Maymuna Diallo dëkk ca Wakam quartier Teylu ay mbokkam di ñaan rek ku gis Mariama Diallo mile jokkoo ak ñoom ci 77 679 20 76 wala ci 77 129 74 59 ki leen di mujj wanele moom mi ngi wuyoo ci turu Kumba Daga Ba am lu toll ci fukki at ak ñaar di doomu Jaynaba Thiam dëkk ca Medina ay mbokkam di ñaan rek ko gis Kumba Daga Ba mile jokkook ñoom ci 77 798 19 00 wala ci 77 367 34 13 mbokk yi ñu fi loon ci wàllu xibaar ñooy rafetlu seen ànd ak seen télévision nationale ma leen di gërëm di leen sant seen teewaay may gërëm it di sant ñi feggu ci wàllu xarale bi jàpp ci liggéey bi ba mu yemb maa ngi leen di ñaanal njeextalu ba su jàmm. yéen suñu mbokk yi ñuy seetaan fii ci RTS 1 seen télévision nationale ñu am mbégte lool tey di ñëw di waxtaan ak yéen ci bis bu màgg bi nga xam ni moom la ñu jagleel jigéen ñi ci àddina bi yépp muy li ñuy wax 8 mars di juróom-ñetti fan ci ñetteelu weeru at mu ne ñu jagleel ko jigéen ñi ci àddina bi yépp thème bi nga xam ni ren moom la ñu jagleel 8 mars muy autonomisation de la femme rurale maanaam naka la ñuy def ba nga xam ne jigéen ñi dëkk ci dëkki kaw yi nu ñuy def ba ñu mën a jàppale seen bopp.
A tradition perpetuated every year throughout the world, the International Women's Day. What policies towards women, what challenges for a fairer society in terms of gender, questions and answers more than a deep reflection, a powerful artistic driving force that has generated the inspiration of 3 young students in this edition, their representation. Hello, thanks for joining us. You're watching EMAG, also coming up in your weekly news program. The Ziarah of Sayyidi Aliyu Cissé, an unmissable event in the Faida, a branch of the Muslim Brotherhood Tijaniya founded by Sheikh Ibrahim Niasse. And finally, our focus on Yuku Mua. Our reporter Lairo Diop was there in today's program. He is postcard. Celebration of the International Women's Day. On the 8th of March, our country vibrated to the rhythms of the event. Debates and exchanges on challenges for a fairer and equal society in terms of gender. Among the achievements in Senegal, a law which establishes absolute parity between men and women in all institutions, wholly or partly elective, but disparities still remain. Adamunyon has more. The International Women's Day, celebrated every year, the 8th of March, throughout the entire world. It's the story of ordinary women who've played their role in history. The celebration of that day originated from the fight women have been leading for centuries so as to participate to the work of the society like men. A brief reminder of the most important dates in history would do. On March 8, 1910, in Copenhagen, the capital city of Denmark, the International Confederation of Socialist Women gathered from all countries of the world to ensure a propaganda for women's right to vote. On 8th of March 1914 in Germany, women asked for the right to vote, which will be effective in November 1918. However, the most unprecedented successful 8th of March celebration was in 1948 in France. 100,000 women marched throughout Paris streets. They were backed up by 5,000 in Lyon and another 30,000 in Marseille. In Senegal, like in other countries of the world, women have been celebrating the 8th of March for more than 60 years now. 52% of the Senegalese population are women, but only 23 of them are represented in the parliament, 10% of the government, and no more than 20% in the local councils. This has raised the issue of parity in Senegal. The 2012 8th of March celebration has globally been based on the question of gender equality in all sectors of the country. Throughout this momentum of hope for women's emancipation, it's more than a question of gender equality, but it's for the whole benefit of humanity. African Woman by Baaba Maal, a song which has known a worldwide success, becoming somewhat the anthem of the women's cause. The issue is in fact a driving artistic force. There are many to pay tribute to women through paintings, songs, but also theatrical performance. It is the path chosen by 3 students of the English department at UCAD. Here is their representation. It is 2 o'clock. Hari, where is Hari? Always watching TV and reading books. Huh? Yeah. Hari! Yes, baby. Come on here. Oh, my dear Elijah, you're back? Time, but I feel tired and hungry too. Please bring me my lunch. No, wait. First of all, I would like to show you something. What? I have written on numbers that I have inside as a housemate. You can check it. And I was thinking to publish it this coming month. Hey, stop, what the hell you are doing? Stop talking nonsense things. I haven't got married you for being a novel writer, okay? Go and bring me lunch right now. I'm fed up with your nonsense attitude. To you, a woman should just look after children and stay in the kitchen. Hadi, me? Truly, you're an useless wife. And don't talk when I talk. Stand aside my way. But you are completely wrong. A woman in tears. When dropping tears are not shed by love, when fears take over and control, only the truth said, only the truth sung, only the truth felt by the soul and the heart
written in prose verses and not written for the sake of writing, but just to speak highly in praise of women. That drives me to say to you women, who you are under the sun. You're no longer going to shed any more tears now, since you are going to be no more dependent. Nowadays, you are going to be no more treated in the same ways, since your past and your future are not to be mentioned in the same brief. Since one and all know how long you have been suffering and abandoned on the fringe of many societies. Now people are only talking about you, about the emancipation that you laid down. And be aware and be sure, since you need to know, that we are not out to know that your emancipation depends only on your independence. And men have to help you by all ways and means to make your whole purposes happen, by giving you the real place that you deserve in our societies. One and all have to know, a woman is the only one who suffers before, during, and after the pregnancy, and that she's the only one too who suffers in the sucking moment of the newborn baby. But despite all her hard condition, she's still suffering from many discrimination in many parts of the world. Being the one who gives birth and the one who takes care of our children, she certainly remains the spine of our societies and should be treated everywhere as a real heritage. Well raised, well treated, and well educated, she should definitely be by now. Oh, our dear mothers in tears, stop weeping, since you are the only one able to give to men a good taste in their life. And hadn't you been existing, you would have been created for sure. Unfair and incredible that is to let you on the fringe of our societies. How long will that take to stop now? Don't we all realize how important mothers, sisters, wives are for men to spread the development in all the sides of the world? Oh, my little sisters, stop weeping and dry your tears. Hold up your head. Look at your husband. Look at your brother. If necessary, look at your father. And in a friendly manner, you remind to everyone of them how precious you have always been. Oh, our dear brave woman in tears. Ahead. Ahead. Yes, ahead. And no more behind. When women are well raised, the whole societies have good manners. When women are sent to school, the whole societies are well educated. Well, even now there were thousands of disciples gathering in the city of Medina Bay to celebrate the ziyarah of Sayyidi Aliou Cissé. Find more with this interview. We are here celebrating the ziyarah of Sayyidi Aliou Cissé, who is the father of the late Sheikh Hassan Aliou Cissé, the late Imam of Medina Kaolack, and also the father of the actual Imam, Sheikh Tidiane Aliou Cissé. Sayyidi Aliou Cissé was the first Caliph of Sheikh al-Islam Al-Haji Ibrahim Niass. He was one of his most devoted disciples and muqaddams, and he played a very important role in the movement of Sheikh al-Islam Al-Haji Ibrahim Niass, because in his lifetime the Sheikh used to send him in different countries in Africa to spread the tariqah and to talk to the followers. And most of the followers also visiting from overseas, let it be Hausa, Yoruba, or any other group, when they come, they used to stay in his house. And that is why today many of those Hausa has adopted the family name of Cissé. He was the Imam of Medina Bay during the life of Sheikh